Bougane Gueye Dany doomu Ndar bi jaar na daara jànge Saint-Louis leader mouvement gëm sa bopp ne la ko ñor bokk na ci xamal ndaw Afrique ne dañoo war a gëm seen bopp xam li ñu mën ndax bokk nañu ci ñu war a dugal seen loxo ñu tabax seen réew taxawaay bi nag doon na lu mu gëm ndax jaar-jaaram ñafe ni ñu koy waxee doon lu mu teel a def jot na amal liggéeyu tasum xibaar ci kër yu bari laata moo dem ci États-Unis foofee nga xam ni sax jot na fa jàngee ba ni muy dellu see ci biir réew mi Teranga FM ne ca Saint-Louis foofee mu jot faa liggéey wane fa farlu ak bëgg liggéeyam 2003 le Bougane Gueye Dany taxawal entreprise am gu njëkk di d'accord bokk na ci di yëngu ci communication diggante 2004 2012 mu yaatal liggéeyam lawal bànqaas yi Bougane président Boyga Corporation mi ñuy dalal ci seen émission face to face di xamle ni dawul benn yoon doon journaliste waaye wuti woon luy jëmmal saxal ak naatal secteur presse bi rawatina fii ci biir réew mi rek a tax di déglu dimbale néew di doole yi taxaw askan wi ne moo waral bépp position goo xam ne ni da koy am ndax ci réew mi la bokk te nee na da cee war a dugal loxoom. ñu leen nuyu di leen sant ci teewlu bi seen émission face to face dellusiwaat fii ci hôtel Fana suñu dëkkandoo yooyu nga xam ne nee naa sama maire yi mel ne man la ñu arrangé ndax da ngay barastu ko rek ñu dugg ñu leen nuyu bu baax nag ñoom i tamit kon leen naa am soxlaam ak képp koo xam ne yaa ngi xëy di yaa ngi yeewu di xëy si fii ci hôtel bi sunu invité gis ngeen ko noonu ak Mame Birame Diouf mi rëdd protèm kenn dootu leen ko présenté muy Bougane Gueye Dany Bougane journaliste bi Bougane nee na du patron de presse propriétaire de presse la waaye tamit mu taxawal di la déglu. Aïssatou maa ngi lay jaajëfal maa ngi sant réew mi di sant téléspectateur yu TFM di rafetlu sama ñëw fii ci émission bi ndax nag kër gi sama kër. Je suis pas dépaysé parce que ñu mel ni yow jaar nga ci samay loxo. te dara ñaawul. tout le mérite dara ñaawul. parrainage bi nga xam ne jot na fi jaar askan wi am lu ko ñaawlu opposition bi naka noonu dem déposer recours en annulation ci table conseil constitutionnel conseil bi tegati wayam ba. Je suis incompétent noo ko jàngatee. jërëjëf Aïssatou lu jëm ci wàllu luwaawu parrainage boobu mënuñu cee ñàkk wax. parce que dañu nekk ay sénégalais. mu nekkit lu yitteel askan wi. donc boo ñu ci laajee am nañ ci suñu xalaat. dëgg la boo xam ne am nañu ko ci mais damay dellu d'abord ci loi bi ci boppam. mu di loi bi ci wàllu parrainage. xam nga dañ ko voté assemblée. ñenn ñi jàpp ne victoire la. yeneen analystes yi jàpp ne dafa am ñeneen nit ñu lajj. alors man lecture bi ma ciy def moo di ne amul vainqueur amul vaincu. c'est le peuple sénégalais askan wi ci seen bopp. ñoo waneeti seen maturité. parce que woowoon nañu leen fi ci lu demee ni mu di 23 juin. bu ñu leen woowaatee ci lu mel ni 19 avril. dafay mel ni. la leen taxoon jóg coppite amu ca. dëgg la parce que dañu leen diggoon ne. dootuñu laal ndeyu sartu réew mi. boo fàttalikoo def naa ci sax man benn sortie. dëgg la pour wax sama position. li wóor mooy xalaat bi mën naa doon njariñ. ci segg nit ñi wala nañuy doxalee ci langue politique bi. wàññi parti yeeg ñoomin seen. xalaat bi mën naa am solo. waaye jamono jëna ko jëfee. mu tey xel. ba tax ñu bari jàpp ne. dafa am lu ñu ci jublu. alors li wóor it moom mooy li may wax ne amul vainqueur amul vaincu. askan wi ñoo wane seen bopp. wane seen maturité. parce que xamuñu fu ñu jëm. ñu toog téye seen bopp. tey xaar la jëm ci kanam. alors li nga xam ne nag moom moo di décision conseil constitutionnel. man duma ko commenter. damay nangu ne c'est une décision de justice et nous allons faire avec mais li am solo mooy kenn ku nekk bàyyi xel te xalaat ne conseil constitutionnel ci wàllu même saisine bi xam nga dafa am ay normes tey par exemple citoyen lambda mënul saisir conseil constitutionnel alors pour man am na yeneen réewi Afrique yoo xam ne ci seeni conseil constitutionnel fexe nañu ko façonné ba
askan wi ku mu neex boo amee lënt ci sa xel mun ngaa dem saisir conseil constitutionnel. mais fii suñu réew ñun encadré nañ ko ba nga xamee ne daanaka institution yi njiitu institution yi ak 1/10 su ma juumul de assemblée nationale. ñoom ñoo ko mën a saisir. alors loolu yëpp dafa nekk ay jàngat. ak i mbir yoo xam ne warees na koo xool. warees nañ ko gëstu ba nga xam ne danañu am cadre. parce que nag constitution war nañoo mun a def ba kenn du ko jël rek def ko robb yoruy tailleur yuy daggate di la ko solal na nga ko bëgge parce que am na fi quand même ay réew yu mag yoo xam ne seen constitution kenn du ko laal am na fi sax réew yoo xam ne amuñu constitution mais gentleman agreement la ñuy demee ñoom ci seen biir ba askan wi jàpp nañu ne li gën ci réew mi mooy li gën ca ñoom kon du ñu def lenn loo xam ne luy gàkkal seen deru réew la lu ci mel ni Angleterre xam nga ne amuñu constitution mais nag li wóor mooy parrainage moom yàgg na fi comme ni ñu ko waxee te it segg boobu faaw mu am xëy na sax dana tax ba ñenn ñi du ñu mën di dugg ci yenn élections yi ñu leen di tuddee ay candidats fantômes ak nangam sangam dana tax nit ñi am dayuwaay am tolluwaay waaye natt seen bopp et man li ma gëm moom mooy parrainage bi li wóor it mooy dana tax ba nit ñi gën a waaj ndax danañu am benn round bu njëkk boo xam ne danañu ko def laata ñuy sóobu ci géew gi kon ndimbal la xëy na pour ñenn ñi nga xam ne dañuy doogo sóobu ci géew gi wala ñuy doog a door ci mbir yi mais jàppaloo ne comme ni ko ñenn ñi jàppee ne ay calcul politicien mi ngi ci ginnaaw xam nga suñu réew yi ni réew yi doxe moo tax faw ñu am ay galgal yu nekk ci biir waaye li wóor mooy yóbbante galgal ubut làmb et askan wi nous avons un peuple souverain Aïssatou, il ne faut pas oublier que nous avons un grand peuple le Sénégal est une grande nation et yàgg na bi ñuy voté kon lu ci mun a am rek les Sénégalais danañu jàkkaarloog moom ak responsabilité bu ñu weesoo boobu ñu dellusiwaat ci leneen loo xam ne moom itamit dafa ëlëm askan wi muy autoroute à péage bi autoroute à péage bi nag benn exemple la ci biir exemple yi parce que yàgg nga dégg ñu ni président Macky Sall ak nguuroom dañ jël sunu askan sunu réew mi jaay ko bitim réew rawatina français yi rawatina marocain yi gis nga la xew semaine bi passé muy artiste boobu ñu koy jàll njabootam Papis bu waa Gelongal bi nga xam ne xëy na moom moo gën a symboliser scandale bi am foofu autoroute bu ni toll bu ñàkk éclairage nag yeeg yooyu dafa jaar anam bu demee noonu te boobu ba léegi nga dégguloo benn mesure forte boo xam ne nguur gi jël na ko lu weesu ay saytu leen nag yu mel noonu loolu tamit loo mën a waxal sénégalais ci loolu. alors damay commencer d'abord par jàll. balaa may ñëw ci autoroute à péage bi danga may ma jàll njabootu Habib Faye. jaare ko njaal bi teg ko ci loxo sama grand frère le président Youssou Ndour teg ko ci loxo Super Étoile yëpp teg ko it ci loxo soxnaam di Polel Habib mu nekkoon nit ku ñu amoon relation particulière muy nit ku baax di ñaan suñu borom xare ko aljana yi gën a kawe autoroute à péage bi Papis Gelongal aussi maa ngi koy jàll ay frère am parce que suñu nit la yàgg nañu liggéeyandoo ci lu bari li dal ci kaw Gelongal dafa dal ci ñoom moo tax mu siiw mais li xew ci autoroute à péage bi yàgg na moi je me rappelle waa EMG bu sama grand Mbaye Guèye amoon nañ fi accident ba mu am ñu ci ñàkk seen bakkan am ñu ci am ay gaañu yu bari am na ci yeneen ak yeneen ci accident yuñ ma fi wax yu bari yoo xam ne am homicide am na ci même bu dee ne involontaire la il faudra que ñoom it ñu dem en justice parce que gëm naa ne am nañu justice boo xam ne
war na mën a taxawu doomu réew mi ci situation yu demee autoroute à péage bu ay bëy ak i nag di divaguer ay bàyyi ma di nekk ci autoroute bi loolu lu ñu war a corriger la le plus rapidement parce que sinon yeneen bakkan dina ci des et loolu c'est pas souhaitable et je crois que société boobu moom ko di Sénac dinañu jël seeni disposition pour que lii moom dootu fi amati ba abadan te it nag ni ñu ko waxee autoroute bi cher na njëg yi cher nañu bouchon yi bari na donc loolu yëpp dafa nekk ay situation yoo xam ne il faut ñu dimbali ci askan wi parce que askan wi bu ñu jëlee autoroute bi pour gaaw la mais bu fekkee ne léegi boo jëlee autoroute bi yaa ñi jaar ci suuf yéen a yem loolu amatul importance et je crois que war nañu jël toutes les mesures idoines pour remédier à ça le plus rapidement possible et ça il y va de la crédibilité de nos gouvernants il faut ñoom it à leur niveau ñu jóg jël seeni matuwaay pour obliger kër gi di Sénac SA ñu dëppoo ak cahier de charge bi dëppoo ak cahier de charge bi mooy fexe ba askan wi gis seen bopp ci autoroute boobu waaw loolu nag mooy justement li nga xam ne askan wi moom lay xaar si ñoom jamono jooju nag président Macky Sall daal di woo képp koo xam ne en tout cas yaa ngi yëngatu ci politique ak yi ni mel ci ndaje waxtaan ñu waxtaanee loo xam ne moom itamit coow la ci mim réew sunu pétrole beeg sunu gaz beeg yi ni mel yooyu yaa ngi dégg déjà ci rajo yi yenn formation politique yi ñu ni ñoom boobule ndaje duñ ca toog ndax dañ jàpp ne dañ leen bëgg encore une fois sëlëm ak yu mel noonu ba tax na askan wi dafay jaaxle ci impossible dialogue bi nga xam ne dafa mel ne mooy dessiné wu entre nguur gi ak ñiy faral ci nguur gi. xam nga man su may wax. du ma mën a waxee ak xalaatu politique. wala politicien parce que bokkuma ci ñoom. mais damay waxee ak reculu le patron d'entreprise. l'investisseur que je suis. xam nga. waxtaan wi kaay leen ñu waxtaanee proposition ci wàllu gaz beeg pétrole bi. loolu la ñu wax. waaw lu ñuy waxtaan naka la ñuy waxtaanee mbir moo xam ne. signé nañ ko ba noppi. waaw moo jaaxal ñëpp. gaz bi. ak pétrole bi kan moo ko signé. moom président. moom moo ko signé. moo ko signé. bu ñu nee nañu ñëw leen ñu waxtaanee. lu jëm ci wàllu gaz bi ak pétrole bi. man bëgg naa xam lan la ñuy waxtaanee. objet bi. parce que gaz bi ak pétrole boobu ñun lañ ci am kus néew. mooy lañ ñu ci cofal. ñun loolu rek lañ ci am. parce que waxtaanee waat la ñu xaatim la ñu signé. waxtaanee waat ko dana jafe. bu ñuy waxante dëgg. ndax lan. alors pourquoi muy jafe. je m'explique. xam nga sunu code minier. ak sunu code d'investissement. surtout code d'investissement bu 2004 bi. ci article 12. dafay wax ne bépp investisseur étranger bu am problème. ak état bu Sénégal. suñuy juridiction maanaam ñun suñuy tribunaux sénégalais yi. dañoo incompétent pour juger ko maanaam tey investisseur bi am problème biir Sénégal nekk étranger bitim réew rek nga mën a dem da ngay dem CIRDI bu Banque mondiale wala nga dem tribunal de commerce bu Nanterre wala tribunal de commerce bu Paris wala nga dem centre d'arbitrage bu Londres foofu lañ koy lijjantee alors que fii nii la ñu signé mbir yi attractivité bi ñu jàkkaar lool ak suñu investisseurs yi ñëw Sénégal ni ñu ko tëralee dafa méngoowul ak esprit développement bi ñu soxla ci réew mi d'ailleurs bi ci njëkk mooy investisseurs yi li leen intéressé dong ca la ñuy investir mooy wàllu mine wàllu infrastructure mais dégguloo leen mukk ñu investir ci li nga xam ne ñun réew yu néew doole yi moom la ñu soxla mu di wàllu santé wàllu éducation wala wàllu agriculture kon
bu ñu woowee ne nañu waxtaanee lu jëm ci wàllu gaz ak pétrole boobu. man dinaa ci am xel bu tey parce que tout simplement waxtaan ñaar a koy def. te bu fekkee ne keneen ka ngay waxtaanal. la nga koy wax du njariñam sañ naa bañ. waaw te bu bañee mënuloo ko dara. waaw parce que la cay topp mooy ngeen dem ci tribunaux ya nekk bitim réew. pour ñu àtte leen ndax yow ci sa code des investissements bu Sénégal yow wax nga ne suñuy tribunaux ñun compétent wuñu pour juger. li nga wax noonu Bougane da du lu am solo moo tax dafa am ñaari laaj yoo xam dama koy dëxëñandoo rek nga bu nee nga jox ma ci 10 secondes muy ñaar yoo xam ne mën nañu wax ne dafay intervenir directement ci dundinu askan wi yaa ngi gis ne ñi ngi dëgmal koor yaa ngi yëg li nga xam ne mooy xew ci marché bi lu UNACOIS wax am na ay denrées yoo xam ne de première nécessité yoo xam ne ñu ngi siy njortu yokkute jamono jooju yaa ngi dégg tamit ñuy wax importation lu mel ne suukar bi nga xam ne dañ ko arrêté te jamono jooju dégg nga ne CSS mi ngi ci ay jafe-jafe naka noonu yaa ngi dégg aussi loo xam ne dafa mel ne daal Sénégal nguur bu mës a jaar du ci am problème du ci am solution muy ndox mi nga xam ne dañuy jékki-jékki ñu ni waaw dañuy couper ndox pendant 5 jours pour defaraat Kër Momar Sarr chaque jour ñu defar des fois nga dégg ñu dugal nañ fa nangami milliards nangam yooyu noonu yëpp dafa man dama xamul lu ñu ko mën a jàngatee mooy yëpp sénégalais yi wala boog ñàkk xam fu ñu teg seen tànk wala ñàkk vision noo ko mën a jàngatee. jërëjëf Aïssatou xam nga question yi nga dëxëñ yëpp dafa am solo. mais mooy li may wax rek mënuñu cee bañ a wax. parce que dañoo bokk ci askan wi. dëgg la doon waajur ami njaboot. xam nga lu jëm ci wàllu ndox bi nga wax juróomi fan. ñu ne di ngeen ko toog du ngeen am ndox ci 2018. loolu am na réew yoo xam ne bu fa amoon. kenn waxatu ko. 30 minutes de coupure sax xalaatuñu ko. waaye nag mag lu mu nangu lu ne. buñ ko tegee dagan na dëgg la. kon mbéjum kanam boroom a koy fajal boppam. xam nga anticipation dafa am. prévision aussi dafa am. bu fekkoon ne sax ndox mi bu ñu ko waree couper. fàggul ko nit ñi wax leen ko lu yàgg. nit ñi jël seeni matuwaay. parce que xam nañ ne dañuy defar. waaye ci jamono ji nga xam ne jamonoy tàngoor la daanaka. bu ñu jëlalee xale yi war a dem jàngi école. xanaa ku naanut xanaa ku sanguwut war a mën a naan au moins. donc dafa nekk situation boo xam ne. il faut nit ñi ci seen bopp. ñu jël seeni responsabilité parce que 5 jours. réew toog ko sans ndox. sans ndox c'est très grave. loolu c'est une catastrophe. la et malheureusement. mais ça ne choque plus personne. Tu as l'impression que ça ne choque personne. Oui, voilà c'est ça. Alors, ça ne choque personne. kon nag nit ñi encore une fois. ñoom ñoo war a jël seeni responsabilité. alors li ci des nag buñ ñuy wax ne Sénégal mu ngi ci yoon. développement yoonu yokkute. et on nous prive d'eau pendant 5 jours. Je dis quand même. De quel yokkute on parle? Il faut quand même ñu relativiser et qu'on se pose les bonnes questions. Ouais, exactement. Voilà lu jëm ci wàllu. yokkute askan wi ba tey. parce que bu ñu la couper ndox. ba pare yokkal la. ne la ngay jënd yokk nañ ko. waaw doggal nañ la. waaw bu ñu la dóoroon doggali nañu. maa la ko wax. parce que bu dee ne jàngalekat yi yokkal nañu leen seen indemnité de logement. La question que les gens se posaient effectivement c'est fan lañ koy jëlee. waaw dëgg la xam nga Aïssatou il faut pas oublier. Au Sénégal on a 128 000 fonctionnaires. ci 128 000 fonctionnaires yi on a 97 000 enseignants. ci 97 000 enseignants yi 96 000 yi. la ñuy fayee direction de la solde. ok 1000 ya ca des. dafa am benn rubrique matériel xawma fu ñu ko dugal. parce que dañuy bañ Sénégal atteindre ratio bi ci li ñuy duppee les critères de convergence. mooy
assiette fiscale bi. waaw versus salaire yi ñuy fay. kon. bu ñu leen yokkalee indemnité fu muy dem. ci salaire ya lay impacté. waaw comme day impacté ci salaire yi. c'est normal qu'on se pose la question fu ñuy jëlee xaalis boobu. maintenant léegi xaalis boobu dañu ko yokk ci li nit ñi jëfandikoo. ñu ne naka la ñu koy defee mu ne taxes sur les importations dañu koy yokk. waaw bu ñu yokkee taxes yi sur les importations. commerçant bay jëndi. boo ko yokkalee taxe. la muy jaay pour moom mu am ca bénéfice. faaw mu yokk ko kon le end user. le consommateur final. faaw it moom la muy jënd. ñu yokk ko. waaw alors yokk googu. donc ci askan wi lay dellu si. mooy cause à effet. donc li ñu joxe par la main droite. jëlaat nañu ko par la main gauche récupéré nañu ko par la main gauche. exactement d'accord naa ak yow bëgg man xam naa dinaa jënd après nga wax ma fu ñuy def ba jënd carte gëm sa bopp. alors waxin la déggin la laaj. waaw mais dama ne nit jàpp boppam ne moom war na am jom. war naa jublu ci luy doxal réewam. soxlawul carte de membre. xalaat la ku nekk ci ñun gëm sa bopp mu ngi ci yow. yow ku la gën a gëm sa bopp. man damaa xam fi nga jaar. stagiaire nga woon. tey ba yegsi fi nga yegsi. mais loolu gëm sa bopp la. keneen ak keneen ak keneen ak keneen. maire bi jaay caaf gëm caafam mais kooku ku ko gën a gëm boppam. maire yi jóg fajar 5 heures du matin. dem ci tool yi ñëw dem ci marché yi. di jaay. di ci dundal seen njaboot. ñu leen gën a gëm seen bopp. mais gëm sa bopp yemul rek ci wàllu liggéey. gëm sa bopp dañu ci jublu kenn ku nekk ak fànn woo mun a nekk. man caméraman. damay nekk caméraman bu excellent. mais nga exceller ci sa domaine de ku d'activité. nekk ci wàllu wi nga nekk. gëmal sa bopp. fexeel ba xam ne da nga bokk ci liy defar réew mi. fexeel ba xam ne da nga bokk ci li war a mun a doxal réew mi. et kon da nga bokk ci liy doxal réew mi ak luy defar réew mi. doo xaar ku la woo ca luy defar réew mi. lépp loo war a doxe lépp loo war a jëfe doo bàyyi keneen di ko def ci sa place. loolu moom mooy esprit gëm sa bopp. seetaan naa comme sénégalais yu bëri émission bi nga def Sen TV. foofu ñaar yoo xam ne wala boog benn bu ci gën a fës bi nga xam ne sénégalais yi loolu lañu doon xaar nga wax ko waxoo ko fa comme waxoo ko foofu moom xam naa du fii nga koy waxee ci man damay was lu àq rek waaye xam naa ne doo ko wax surtout que ma toog ak journaliste bu mag bi mel na yow tuuti naa loolu ci wax loolu loo bëggul wax donc foofu li sénégalais yi may nuyu nag bu baax ña la doon poser question di sama sœur boobu Maïma Ndour Faye ak sama rakk ju baax jooju Pape Cheikh Sylla nga xam ne dëgg-dëgg sama rakk bopp la lu ne def nañ ko pour wax loola nga bañ sénégalais yi nag loolu lañu comprendre man tam comprendre ma mooy nanguloo ba fii wax ne da nga dugg ci politique nanguloo ko daal wax daal da nga ko rejeté nga aussi ne présidentielle yi loola ñor la. Aïssatou jërëjëf xam nga yéen da ngeen fort en gisaane bu ngeen yoroon petaaw da ngeen di garaaw. ok Aïssatou buy taw. kenn du fobeere. waaw. buy taw. waaw deesu la fobeere. dëgg la. et dama jàpp ne ci situation boobu lañ nekk. ñaata nit nga fi dégg ñu déclarer seen candidature. bari nañu. lu mu joxe mbaxalu doj la njëkk a sóor taxute njëkk a ñorle. yow da ngay baaral yow. et encore une fois. Aïssatou dañu wër Sénégal. et ba tey ñu ngi continuer di def ay ndaje. di waxtaan ak nit ñi. mais la nga wër loo ci jàng. di sottante xalaat. ñu gis li nekk ci réew mi. am ci jàngat bu bari. am ci lu bari lu ñu xam lu ñu xamutoon. may profito di remercier waale ñi nga xam ne ñëpp dañoo àndoon ak ñun. ci voyage yu metti ci voyage yu tàng. ak poussière bu bari. coono ñàkk nelaw. lu bari maa ngi sant
ñi ma àndaloon ci tournée yooyu yëpp. te ba tey ñu continuer di ànd ak man. mais Aïssatou dañu nekk ci phase boo xam ne. dañu war a dem ci askan wi. waaw waxtaan ak askan wi. waaw sottanteeg ñoom xalaat. ñu wax ñu déglu leen. waaw ngir ëllëg. bu ñu dajee bay becci. la nga xam ne ñun waxtaane nañu ko. la nga xam ne gis nañu ko. bu ñu koy becci ñu am ci lu leer fu ñuy teg suñu tànk. bu ñu ca génnee. danañu wax exactement. fan la ñu jëm ak naka lañ cay jëmee. parce que ndaje yi ba léegi ñu ngi koy wéyal. dimanche bii nii ñu ngi daaru cubb. xaw ma sax ndax préfet ba mujj nañoo jox autorisation parce que ci dernière nouvelles yi. nee nañu ma préfet bi nee na waaw waaye gendarmerie nee na déet xam nga. parce que nag Bougane nag da nga jékki-jékki daa jékki-jékki xam naa au début parce que dañu doon bàyyi ngay doxantu di falaale boobu xamuñu woon ne dëgg daan Bougane mi il est sérieux. ku ne am na liberté d'association. waaw ku ne am na sañ-sañu. d'accord naa ndaje. ku ne am na sañ-sañu waxtaan. mais xam nga balaa ngay fel gémmiñu sàmm da ngay xam la muy wëlis. waaw xam nga man Aïssatou ndaje yi ñuy organiser yépp foo ci dem. koo ci laaj doo dem fenn ba ñu ne la Bougane dafay wax waxi politique. mais Bougane li nga def soxla nga koy wax. démarche politique xam nga démarche bi mën nga koo jàppee noonu. mais dama ne man. defuma benn yoon waxuma benn yoon waxi politique. yëfu naan te ngay def rek. en tout cas defuma benn yoon waxuma benn yoon waxi politique te képp ku may waxal ci ñoom. fépp fu ma dem fu may wax. li ma leen di wax mooy lu leen di jariñ ñoom. waaw. musuma wax fenn parce que fu ma dem li ci ëpp jeunes yi laay waxal. li ci ëpp dama leen di wax naka la nit di def pour réussir. waaw naka lan moo war a doon sa motivation. Je fais comprendre aux jeunes que la réussite c'est pas une option. C'est une obligation. Et que kenn ku nekk ci fànn wa nga nekk ci fànn woowu ngay réussir. kiy jàngale alxuraan. wala nit ki nekk ci salle de classe primaire di jàngal ay élèves. waaw kooku réussir na. donc la réussite waruñu ko teg rek uniquement. ci accumulation de richesse. et loolu lay waxtaan ak nit ñi di leen wax ne bu leen toog di xaar bu leen xaar seen réussite mu ngi ci seen loxo. jóg leen ngeen dem vers la réussite. am na ku nekk ci ñun am na lu nekk ci moom. mu ngi nelaw jóg leen ñu yee ko. jóg leen ñu dem wuti ko. jóg leen et cetera et cetera xam nga ngay wax noonu Bougane yow sa bos fu mu yeewoo moo xaw a doy waar ndax yow ba nga nekkee noo ko waxee propriétaire de presse ci nga dugg ci benn mutisme boo xam ne mutisme bu jaaxal nit ñi évidemment ñi la xamul la jaaxal mais ñu mel na man xam nañ la nga noppi waxoo ngay try di doxal macha allah affaire yi yàlla teg ci loxo muy jëm ca kanam nga xëy suba. brusquement commencé te ak na nga commencé takk sa yëfu ouvrier nekk ci Facebook bi def ay discours un taiseux qui parle te sànq yaa ko wax si biir wax magum jëmm buy naan ndox mu tàng suukar saa tax yaa ko wax. Aïssatou xam nga sama bokk ci Sénégal xaaruma ba tey jëfe ko. maa ngi ciy jëf ca booba. dafa fekk ne jóg bi ñu jóg. dafa am lu am solo ci réew. boo bokkee ci réew doo xaar ñu boole la ca lenn. d'accord naa parce que da ngaa war a jóg. alors man bi nga xamee ne jàpp naa ne war naa wax ak askan wi. jóg naa defi jéego dem ci askan wi et muy nag lu ñu accueillir favorablement. parce que fu ma dem lan nga constaté lu baaxul fu ma dem ba nga am envie jóg. fu ma dem. Aïssatou Sénégal. 1960 la ñu jël indépendance. Aujourd'hui on fait partie des pays les plus pauvres du monde. Ouais. Des plus endettés. Des plus soutenus. Des plus corrompus. Et Aïssatou am na sax buñ ci yokk fan yi. Des pays où il y a la faim. Ouais. C'est dommage. Mais c'est comme ça. lan moo ci suñu part de responsabilité. Nous la jeunesse. parce que ñun
dañu juddu après indépendance. ñu gis ne am nañu yeneen réew yoo xam ne ay réewu Afrique la. yoo xam ne ñoom ñu ngi dem seen yoon. mais ñun Sénégal fa ñu nekkoon fa la ñu nekkaat ba léegi amaana sax bu ñuy natt sénégalais bu diggante 1961 ak 1980 moo gën a riche ñun sénégalais bi ñu doon ñun. kon nga xam ne am na ñu problème. alors bu ñu bokkee ci réew yi gën a ndóol ci àdduna les plus pauvres c'est parce que dañu bokk ci réew yi gën a ñàkk liggéey ci àdduna. Mame Cheikh Ibrahima Fall waxoon na ko. nañu yegg ba ci suñu borom di fay jëf di fay wax bàyyi jëf. jëf jël ñaq jariñ. kon bu ñu defee liggéey bi war bu ñu dawalee engagement bi war. amaana mën nañoo am la ñuy yaakaar ci réew mi. et loolu encore une fois il faut que kenn ku nekk xam ne tu es important. et que ce pays a besoin de toi. léegi yow nangu nga ne li nga def noonu quand même politique la. Aïssatou dama lay delloo tout le temps ci Serigne Cheikh Al Maktoum. dafa am benn maire bu màggat bu ñëw gis ko. ne ko Serigne bi de yaa ngi politique. waaye xanaa xamoo ne politique baaxul. Serigne Cheikh ne ko yow sa yàlla daf laa tere politique. waaye man sama yàlla daf maa sant politique. kon toppal sa yàlla. man ma topp sama yàlla. gis nga Astou les politiciens damay wax sax. li ñu nekk dañ koo ñàkk. parce que pour ñoom seen terrain de prédilection la. Cheikh Abdoulaye Dièye ci benn livre am bu muy duppee l'action politique du musulman daf ciy wax ne daf ñuy décrire naka la suñu peuple échoué parce que lépp luy mandargaal nit ku baax fa ñuy former suñuy dirigeants dañ ko caa rocc donc ñoom politiciens yi dem nañu ba ñàkk ko ba yow mii nga xam ne jubal dong ngay def liggéey ñàkk jariñu gëm suñu borom boo duggee ca terrain boobu dañu lay gàkkal dañu naan moom de ma ngay politique parce que bëgguñu nit ñu sell ñi nit ñu baax ñi nit ñu am lu ñuy moytu ak lu ñuy ragal ñu fekk leen ci ñu bari ca ñoom ca terrain boobu ñu nekk moo tax ci suñu population yi boo duggee ci politique da ngay dégg seen waa kër ñooy njëkk naan la yow de da ngay politique parce que ñoom jàpp nañ ne politique lu bon la. kon yow politique encore une fois moom lay leeral. xam nga man je suis un acteur de développement. man duma politicien. la preuve ba ñu tàmbaleek léegi. ba nga ma xameek léegi mosoo maa gis ci benn parti politique. mosoo maa gis ci genn langue politique. mosoo maa gis ma ànd ak lenni politique. man li ma gëm mooy ñàkk jariñu lépp lu ma am liggéey moo ma ko may. ma gëm ne it sénégalais yi bari na ci ñu toll noonu ñu nekk ci réew mi. xam nga boo demee ba benn instant dafay jaadu ñu taxaw defub seetlu. est-ce que xam nga les partis politiques et leurs sympathisants seeni carte de membre ak lépp ñu nekk ci biir réew mi. motuñu 1 million. alors que base de données électorale bi 6 millions 500 la. waaw kon ñun ñi nga xam ne politique gu ñu ñun ñooy fal politique yi. waaw bu ko defee ñun ñooy dellu ginnaaw naan réew mi doxul te ñun ñooy seet ñi nga xam ne. nawloowuñu leen ci li ci ëpp ci ñoom ñun ñoo leen di jox suñu baat ñoo leen di fal. waaw bu fekkee nit ki nawloowuloo ko koo nawloowul mënoo ko tuddee sa doom waaw koo nangawul tuddee sa doom noo koy joxe sa avenir u doom pour mu gérer ko. dama xamul est-ce que dafa am ñaari exemple yoo bëgg a suivre bu njëkk bi mooy bu Youssou Ndour moom it xëy na suba brusquement. dugg ci langue politique mais moom contrairement ak yow dafa assumer ne dafa dugg ci politique ngeen bokk lenn mooy comme moom patron de presse nga aussi léegi nag dama xamul mooy affaire bi lan la da nga ne naa topp Youssou Ndour parce que naa fexe ba créer benn affaire boo xam ne nii dina ma may ma mën a positionné wu ñi fi yëpp positionnement la ma positionné wu ci game bi ba nga xam ne 2019 ak ya ca topp ma bokk ma ñàkk bokk ku fi nekk dina ma sóoraale entreprise de presse laa yor businessman la parce que businessman nga aussi Bougane ba nga xam ne daal
dinaa mun créer benn groupe de pression boo xam ne nii dinaa ci am ay dividende wala nga xool nga gestu jéggi tali jël avion dem ba France daal ne un Macron créé na fi parce que yow sa forme Macron boobu ngay jël ndax Macron ba mu commencé lu bëri ci xale yi la dem dugg aussi ces réseaux sociaux yi nga ni mais Macron bu ko defee pourquoi pas moi naa essayé. Youssou Ndour sama nit la. waaw sama grand. te da ngeen waxtaan. ah oui. waaw ah oui nit ku baax la. koo xam ne on a de très bons rapports. et nit la koo xam ne ku ma yàgg suivre man. moom daf ma yàgg suivre man. di ma jox conseil di ma teg ci yoon. kon Youssou Ndour référence la pour la jeunesse sénégalaise. et d'ailleurs toutes les rencontres yu may def partout dans le pays dama koy citer comme référence. parce que baax na jeunes yi di xool ci moom ngir bind ñoom it seeni histoire. mais dama la bëgg rassurer man dama am groupe de presse mais awma groupe de pression. man nguur musut xam sama soxla du nguuru Ablaye Wade du nguuru Macky Sall musuma taxaw ci benn bureau ministre suñu borom dimbali ne ma maa ngi koy sant Serigne Touba ba musuma dem ci bureau yi kenn wax ko sama soxla. donc lu ma am encore une fois sama liggéey moo ma ko may. jàpp ma ne ñoom politiciens yi ànd ak ñoom mooy defar man sama business. man su ma gisee ndox jaay na su ma gisee couche jaay na. ak eau de javel su ma gisee eau de javel jaay na. ak saabu. man lépp lu ñaqi maye rek. waaw maa ngi ci loolu. dans la dignité. dans la dignité. suñu borom dimbali na ma ba am na loo xam ne. feggul na ma ko wax dëgg yàlla. faggut na ma ko it wax dëgg yàlla. kon awma problème boobu. bari na ci ñoo xam ne defuñu politique waaye fekk nañu politiciens yi ci seen langue. fekk leen ci seen mënin. nit nag boo ko fekkee ci mëninam. daf la cay dominer. moo tax man ma préféré bañ a fekk leen ñoom ci seen langue. pour le moment ngir def ni ñoom. pour le moment moi je dis je suis un acteur de développement. et je préfère nekk man de l'autre côté. c'est-à-dire du côté du peuple. Macron nag yëbbul ci yow. Macron mënul yëbb ci man. parce que man samay at ba ma ca tollee la ma def. ngir sama réew. Macron defaru ko réewam. donc mënuñu ñoo tollale. et puis réew yi tamit du benn. sociologiquement réew yi du benn. nit ñi ku nekk ak sa gis-gis ñee seen xalaat ñu nit suñu xalaat. donc mënuma jàpp ne man dama nekk ci yoonu Macron. bu may bind histoire incha allahu rabbi dañuy bind histoire ci Bougane. mais deesu ko natable wala dendale ko ak qui que ce soit. parce que jàpp naa ne man li may def pour suma réew la suma askan la. est-ce que yow en âme et conscience jàpp nga ni tu as le profil ak daal compétence pour diriger un jour le Sénégal. jàpp nga ne am nga Sénégalais buy yëngu ngir lu doxal Sénégal. am nga. mais man yow laa compétence bi dama non man maa ngi ci biir. man luy doxal Sénégal rek. moom non man kay dama bëgg a personnaliser ko. non dama ne dama ne madame man luy doxal Sénégal rek moo ma yitteel. waaw dama la képp koo xam ne. yaa ngi yëngu ci liy avancer Sénégal. war nga mun a bokk ci ñi am projection. ëllëg buñ la ko sasee. nga bokk ci ñi mun a dimbali réew mi ñu mën a taxawee réew mi. léegi yow ci loolu dugal nga ci sa bopp. maa ngi ci biir. yaa ngi ci biir léegi d'accord ba ca des mooy est-ce que sénégalais yi war nañu am surprise wala étonnement suba nga jóg toog def sa benn déclaration daal di ne je suis candidat à cette présidentielle là. xam nga wax naa la ko sànq nee naa la képp kuy yëngu di liggéey ngir réew mi. lu sottal réew mi mais bëggaan gisee principe bi mooy nga ne ma waaw wala déet. non mais damay développer un peu rek. damay développer un peu rek xam nga mi jeex na nga bëgg a développer. je suis d'accord. xam nga sànq sax dugg nga ci jeunes yi ak Macron. mais moi je suis jeune. moi j'ai 41 ans. j'ai quand même 41 ans. et aujourd'hui jeunesse au Sénégal. bu ñu doon
projeté wu. mais ci jeune la ñuy projeté wu. donc tey bu ñu demee ñun ba liggéey ba jàpp ne Bougane mii soxla nañu ko. nit ñi jàpp ne Bougane mii bokk na ci ñi nga xam ne war nañoo mën a teg réew mi ci yoon bi ñu soxla mu di yoonu développement mais Sénégal dong moo ma ñor Aïssatou boobaa awma lenn lu ma ci raf du ma ci raf léegi beneen question bi mooy est-ce que foog nga ni sénégalais yi aujourd'hui pare nañu pour dénk seen réew kenn koo xam ne nekkul un politicien pur et dur confirmé. Aïssatou boo xoolee 1960 ak léegi puusuñu paasuñu. boo jàkkaarloog mbuusu tàngal di ca màcc. ñeenti yoon nga jël tàngal daal di koy yàbbi teg parce que saful xorom saful suukar. waaw boo séenee singom da nga koy essayer. loolu dëgg la. boo séenee singom mais Sénégal essayé gu singom ba léegi de. moo tax ba tey ja nga ca tàngal. moo tax ma ne. waaw boo séenee singom da nga koy essayer ba. waaw kon fi fa lañ toll actuellement. moo tax ma ne boo séenee bu ñu séenee singom. waaw nañ ko essayer. léegi Bougane émission bi jeex na li ma si bëggoon yëpp awma ko ci léegi dama bëggoon nga jël ak sénégalais rendez-vous fii ne bis boo defee sa observation dem dugg ci dëkk bi ruq-ruqaat yeeg dëkk-dëkkaat yi dégg nga vraiment ba nga xam ne pare nga vraiment pour nga ñëw ñu teg ci table ba nag yow ñu jàkkaarloo teg ci table bi nga wax waaw wala déet genre bis boo demee ba xam fi nga war a teg sa tànk ndax nee nga fi nii xam nga ko fi nga teg sa alors que war xam naa fi nga war a teg sa tànk donc da nga am xam-xam. waaw jërëjëf nee nga damay gisaane sama sampetaay bi ñoo ma ko wax donc dama bëgg juste rek nga promettre ma loolu jël les Sénégalais à témoin parce que man je suis pas totalement satisfaite je suis satisfaite à genre 80% mais li ma bëgg dëgg aw ma ko mooy dama bëgg juste bis boo demee ba nga xam ne pare nga pour wax Sénégalais yi ana fan nga war a jëm directement nga jël sa téléphone woo ma alors rakk damaa bëgg nga dëpp ma caméra ñu defaat beneen émission man ak yow. incha allah bu ñu paree ci liggéey bi ñuy def. waaw bu ñu tënkee lépp. waaw ba mën a xam ne nii la ñuy defee. waaw fii la ñu jëm. waaw déglu nañu Sénégalais yi. waaw dégg nañu leen. waaw comprendre nañu leen. bu ñu tënkee ñun. li ñu jot a ramasser ci liggéey bi ñu def yépp ginnaaw loolu incha allahu rabbi. danañ wax fan lañu jëm. waaw naka lañ ci jëmee. waaw ak naka lañ ciy demee. waaw mais li ëpp solo. encore une fois Sénégal ñun la jeunesse ñoo koy defar. Sénégal ñun la jeunesse. ñoo koy teg ci yoon bi ñu bëgg. ngir ñu bokk ci réew yi nga xam ne dañu leen di joxañ comme ay réew yu def ay performance léegi tontu ma si li ma la laaj est-ce que fii nga koy waxee wala. incha allah. naroon naa jeexal fàtte la laaj li nga xam ne ñi ko bëgg a xam bari nañu te gis naa sax sama rakk jooju laaj na la ko Pape Cheikh taxul nga tontu ci lu leer wax nga sax lu am solo mais man ba tey des na mooy président Macky Sall est-ce que dafa am. d'une manière ou d'une autre xam nga kon yaatal naa champ bi noo xam ne woo na la nga am noo ko war a jàppalee xëy na ci ni ko ñu bari jàppee ci tasaare opposition bi yenn candidature yi comme ni mu ko defee moom ni ñu ko accusé noonu la ko defee ci législative yi est-ce que yow dalaa woo ci bureau am nu mu sekk ak yow xëy na nu ma ko chef d'entreprise nga ku la woo jox la ay milliards ne la Bougane maa la jàppale ci wala boog fisc bi doo fay nga nangu pëtaxulu ci marigot bi nga dugg nii. jërëjëf Aïssatou maa ngi lay jërëjëfal ci question boobu Aïssatou je suis un chef d'entreprise oui. mais je suis un chef d'entreprise très digne. wax naa la ne la. musuma am man privilège yu nguur. waaw du ci nguur gi du ci nguur gële. ku am benn privilège bu ma nguur musa defal na ñëw ba ci yow jox la ko pour nga publier ko. ah oui musuma am man benn privilège yu nguur. du ay publicité du ay
ñu wàññi la dara musuma am man benn marché état. yow pour te dire. oui. su Macky Sall wala. su Macky Sall su Ablaye Wade. mais su Ablaye Wade on a avancé beaucoup de non hein Ablaye Wade sa ay d'accord yooyu ba d'accord bi nga xam ne moom nga dooree déggoon naa ci ay ñoom ma kii nuyu bu baax sama kii boobu sama papa jooju Pape Diop déggoon naa ko sa ginnaaw bu weesoo. ak kan nga dégg. keneen ki moom damay ko dafa xaw bëri histoire. déet damay bañ mu porter ma plainte. xam nga bari na ñoo dégg. ni ma dégg ba ñeneen ñi moom Pape Diop laa gën a li ma wóor mooy au moins dégg nga juróom. 5 waaw dégg naa 5 waaw. kon ñi nekk sama ginnaaw xanaa war naa bari. waaw xam nga yow da nga nekk liggéeykat. nga nekk nit ku am fulla. donc bu nit jëlee sa liggéey dendale ko keneen. man xam naa nu mu lay méttee yow. waaw. et je dis et je répète. man Bougane Gueye. ci télé lay wax. musuma am privilège bu mu mën a doon. nii ci nguuru Macky Sall. nii ci Abdoulaye Wade nii ci nguuru Abdoulaye Wade. musuma am nit. ku liggéey ak man de manière directe. ou indirecte. nii ci nguuru Macky Sall nii ci nguuru Abdoulaye Wade. Sénégal nag dañu yàgg gàkkal doomu aadama. booy dem faw ñu seet lu ñu la lonkal. dañu naan diw moo nekk ci ginnaaw. yenn saa yi ñu ne franc-maçon la. bu ñu demee ba gis ne yooyu yëpp taxawul. ñu verser dans l'irrationnel. dañ naan dafa am ñaan. c'est comme ça qu'on fonctionne dans ce pays. mais li wóor mooy. Macky Sall xam naa li nga bëgg a wax mooy oui est-ce que moo nekk sama ginnaaw par rapport ak lii may liggéey. je dis encore une fois li may def. ce sont mes propres moyens. amul benn doomu aadama bu ci def 1 franc. nit je te dis encore une fois. doomu aadama mësuta dugal man ci sama liggéey. dara astaghfirullah benn nit. bi may taxawal télé. muy Noël. déedéet benn nit. bi may taxawal télé. télé waaw muy Ahmed Amar. moo ma woo ba ma ñëw. mu ne ma li ngay sumb xam naa ni mu méttee. tu es un jeune sénégalais qui se bat. am chèque bii maa la ko jàppale. ma nangu ko mu bett ma. parce que c'était la première fois. nit yëkkati xaalis jox ma ko ci sama wàllu liggéey. beneen bi ci des comme je dis mooy Noël. c'est mon frère. ñooy liggéeyandoo. et encore une fois ku ne gis na fi ma jaar. astu dama ñaaj de. xam nga sànq yaa ngi wax da ngay sol si jean sol sa nangam man ku ma xam ne ni jean lay sol. man du ma sol costume. waaw loolu dëgg la. man jean lay sol t-shirt lay sol casquette lay sol. boo ma fekkee 2 heures du matin ak samay équipe lu ñuy def dama koy defandook ñoom. donc encore une fois man liggéey rek moom moo ma ñor. Macky Sall c'est le président de la République. aw ma ak moom benn xaar ma yàlla. bu fekkee ne nag ñi dañuy xaar. que man ma def politique. ci ñoom ni ñu ko xalaate maanaam di xarab njiitu réew. di ko ŋàññ di ko wax lu bon wala di wax opposition bi lu bon man kenn yarew ma noonu. dama doon murit ñu yar ma fi. ñu ngi yaataa yumbe di gàllayaabe. waaw xanaa bu fekkee non man damay gàllayaabe ci sama alal. di gàllayaabe ci li ma am te li ma am ku si néew nag maa ngi koy bokk ak nit ñi. mu tuuti mu bari. lu ma am. bu ma ko nattu la bokk ak nit ñi. yàlla na ma ko suñu borom xañ. parce que man dama juddu ci taalibe. jaar ci daara. donc bokk laa xam dimbalante laa xam astu fàttalikul 2012 bi mu amee inondation. mais dama jóg. on a rassemblé 500 millions. yu ñu dimbalee nguur gi dimbalee ko ñi loru. pourtant ba ma koy def calculer wu ma ci woon. un retour d'ascenseur. et ci boobu ak léegi ci loolu la ñu nekk. ñu ngi def li ñu mën. parce que nag nit ñi ki gën ci ñoom mooy ki gën ci seen yitte. mais encore une fois Macky Sall gisuma fu mu ma demal. ba man ma war a liggéey. pour moom di ko jox. waaw fu la boobu nag xamaloon naa la ko. gisuma man Macky Sall fu ma war a demal. déggoo la ma la wax lu leer dama ne la. xanaa kay booy jàppale nit day fekk au moins. moom mu am fu mu la féete. man Macky Sall féetewu ma fenn. amul dara loo xam ne nit mën naa taxaw ne Macky Sall mii moo ma ko defal wala nangam si ci nguuram laa ko. ay facilité la ñuy xalaat ay. aw ma facilité dara aw ma benn facilité.
musuma am exonération ci impôt mais je dis encore une fois awma benn privilège boo xam ne am naa ko ci nguur gi wala ca nguur gële te encore une fois nag loolu sax mënta motiver man sama engagement man sama engagement troqué wu ma ko man Sénégal moo ma ñor doomu Sénégal ñoo ma ñor ni ñu def ba Sénégal goutte gi mu nekk mu génn ca ak ku mu mën a doon loolu moo ma intéressé naka la ñuy def ba Sénégal situation bi mu nekk mu génn ci ba sa doom bi ngay jàngaloo sa doom bi ngay pousse naan ko jàngal jàng bu baax sa doom bi ngay teg ci yoon naan ko jàngal ngir am diplôme bu amee diplôme mën a liggéey loolu laa soxla. mais xëy na justement amuloo woon ak président Macky Sall benn contact en tout cas jàppale ne ko si ginnaaw mais xëy na léegi nii nga xam ne yaa ngi yëngu di yëngal xëy na ñàkkul coup de fil jaaral. je te dis encore une fois Aïssatou man je suis un homme de conviction te këf yóbbuwuma man dara feesul sama bët. mais temps yi woowu la moom. dama ne la man dara feesul sama bët. ñaa ngi woote. normal. parce que seen yaakaar la ñu am rek. bëgg nañu. comme ñan ñoo lay woo ñu xaw a jege wala ay kilifa ak yooyu. non bien sûr ay kilifa yu mag. pour nañu non mais comme ni ñuy wax ñëpp rek. ah ne la lan oui fan nga jëm lan nga lifin nangam. ñëwal jàppale ñu autant ci ñoom que ci opposition bi. ah oui. ah ci opposition bi tamit. autant ci ñoom que ci opposition bi. parce que bëgg naa da ngaa yor télé nag. parce que du question yor télé. yor télé ñoom ñëpp ñu bëgg a làqatu. waaw mais xam nga du question yor télé. question de sénégalais bu am vision la. Aïssatou gis nga mbooloo mii ñëw ci samay ndaje. ay nit ñu am fulla ay nit ñu am fayda. Aïssatou amul benn ndaje bu ma mës a organiser. ñu fekk fa nit jox ko 1000 francs. gis nga stadium bu Thiès na mu feese. gis nga Géejawaay na mu feese ci stadium ba. gis nga Tawfeex na mu mel. gis nga Pekes na mu meloon. et cetera et cetera gis nga marché Thiaroye ba ñu fa ñëwee. tey jii ca Daaru Cubb même chose. nit ñi dañuy ñëw te kenn mësu ci yëkkati 1 franc jox la ne la am tëyal. paasal les gens viennent de manière spontanée. les gens viennent pour écouter. les gens repartent avec quelque chose. et ce sont les localités gox yeeg goxaan yi ñooy woote pour di wax ñëw leen ngeen ñëw ci ñun. nit ñi ñooy ñëw di inscrire nit ñi ñooy ñëw di dugg ci base de données bi di dem ci site gëmsabopp.com di fa inscrire ci seen bopp. parce que tout simplement gis nañu ci seen bopp ci waxtaan wi ñuy wax ak ñoom gis nañu ne Sénégal ñun waa Sénégal ñoo ko war a defar. gis nañu ne Sénégal bu waree dox ñun Sénégalais yi et ñun la jeunesse. ñoo war a defar Sénégal. donc encore vraiment bu ma déggee ñu may wax ne ma Macky Sall ngay liggéeyal daf may metti trop. parce que liggéeykat bu mel ni yow dina xam ne bu ñu jëlee sa liggéey tofal ko nit rek. da ngay am lu la metti. parce que Macky Sall mu ngi ak ay nit yoo xam ne depuis 7 ans mu ngi liggéey ak ñoom. ñu nekk ak moom ci bureau yu climatisé. di nguuru ak moom. Macky Sall bu soxlaa ñu ko jàppale. ñi mu nguuróol. dana ko war a mën a jàppale normalement. waaye xanaa du man maay waane di mantale. di jël sama alal. sama doole di wër réew mi. di liggéey ngir di ko yàkkal ki nga xam ne moom moo di Macky Sall encore une fois vraiment wax jooju bëgg naa vraiment ñu teg ko ci suuf parce que loolu wax la joo xam ne wax ju metti la et wax ju ma metti la te liggéeykat bu nekk bu ñu tegee wax jooju ci sa der di nga am vraiment lu la metti parce que xam nga ne loolu waxi nax sa xam la non d'accord naa ndax loolu moom dëgg yàlla franchement ak ni ma la xamee daal xanaa mu bett ma ne xanaa ñu ne ma preuve dama vraiment bëggaan ci la mais daal xamee ma la noonu bi may jeexal dama ko doon fàtte xam nga dama commencé jëm mag gëm sa bopp bi Malick Mbaye Maodo Malick Mbaye moom it gëm sa bopp la créé mbaa yéen ñaar amu leen si ay quelques jafe-jafe gëw ma mën ci am ak moom jafe-jafe. parce que jëloo ko ci moom triché woo ko ci moom plagié woo ko. Aïssatou man boo ma xamee. xam ne du ma def tricherie. gëm sa bopp c'est une philosophie universelle. wax naa la ne ñàkk jom kenn du ko xëccoo. kenn du xëccoo ñàkk jom.
donc man gëm sa bopp. léegi Bougane nag c'est une philosophie universelle. xam nga foofu bëgg sa bopp émission. gëm sa bopp kenn moomu ko. waaw. tey su la neexee nga taxaw ne man maa am jom. waaw dëgg la de. xam nga loolu. kenn mënul la ne yow waroo jël maa am jom. waaw et gëm sa bopp c'est la même chose. gëm sa bopp ku ne mën nga cee gis sa bopp. képp kuy liggéey mën nga cee gis sa bopp. gëm sa bopp bari na sénégalais yoo xam ne tey. bi ma waxee waxi gëm sa bopp la ñu fàttaliku. turu kuréel gu tudd gëm sa bopp. mais woon na la ma wala non Malick Mbaye c'est un collègue. C'est un journaliste. Je crois que il est dans la politique. Il fait son bonhomme de chemin. Je suis en train moi de sensibiliser les Sénégalais. bokkuma fenn. man duma politicien. bokkuma ci genn langue politique. kon gëm sa boppam moom. mook ñoom ñoo ànd. man sama gëm sa bopp. man askanu Sénégal ñoo ànd. Malick mais da ngaa dugg si Bougane. voilà c'est important man sama gëm sa bopp. man askan wi ñoo ànd. moom gëm sa boppam. mook ñoom ñee ñoo ànd. kon man bokkuma ak moom. man sama gëm sa bopp laa jàpp. waaw Malick Mbaye dégg nga Bougane bi mu la wax nga fii moom ba fa dugg fii. jërëjëf Bougane sa émission jeex na tàggatoo. merci en tout cas maa ngi leen di gërëm. di le sant Aïssatou. ci invitation bi. di rafetlu accueil bi. di sant waa kër gi. di sant Sénégal. ci nit ñuy teeroo fu ñu dem. ci cofeel gi ñuy wane fu ñu dem. parce que c'est pas évident. et nit ñi da ngay dem ba yenn saa yi da ngay am sax kersa. parce que disponibilité la ñuy wane. engagement la ñuy wane. te loolu yëpp xam naa ne Sénégal dong moom moo leen ñor. en tout cas maa ngi leen di gërëm. di leen jox rendez-vous bientôt. jërëjëf. ma lay gërëm bu baax nag Bougane loolu dama doon xaar ba pare émission wax ko ndax dëgg-dëgg yow bokk nga si yow ak Aliou Ndiaye. ak Bécaye Mbaye du ma leen fàtte parce que ci sama carrière vraiment joué ngeen ci rôle bu bëri. Aliou Ndiaye moom la ma sekk ak moom jaru xajul ci télé mais yow ak Bécaye Mbaye yow yaa ma njëkk a ñemeloo boobu dama dër ñeme ma wax tamit yaa ma njëkk a poussé ñeme ma noo ñëwal kaay def bref ma commencé def bref ci gëm sa bopp la bokk. ci gëm sa bopp donc mënuma la fàtte te boobu ba léegi aussi saa yi ma la soxlaa su ma la wooyee nga teew. te yow xam nga ne damay sëkk yow lu weesu yii ndax des fois su ma amee yenn projet yi yenn yëf yi nga xam ne dama ko bëgg a nas su ma la woowee ñu toog ci nga jox ma ci sa xalaat pare aussi pour jàppale ma sekk nañu lu bare yoo xam ne du lu ñuy wax ci télé lu ñuy wax ci média en tout cas rakk ji ma doonoon ci yow en 2000 ba léegi dara changé fu ma la soxla may toll ba Paris woo la soxla la ci dara nga taxawal ma nga ñëw recevoir ma jox ma sa xalaat teg say moyen na ma demal ak yu mel noonu donc gëm sa bopp bi nga wane képp ko la xamal la loolu xamal la aussi fulla ak fayda xamal la tamit caractère moo tax keroog bala Sénégalais yi découvrir ñoom ñoo jaaxle ci peut-être ni ñu la découvrir ci anam boobu waaye ñun ñi la xam nañ ne caractère danga ko am te lépp na ci fulla ak fayda nga ko teg te lépp loo am aussi ci jom ak fulla nga ko amee te en tout cas yoon bi nga taxaw moom dañ lay ñaanal yàlla rek bu gënee ci yow yàlla na si yàlla taxawu te comme ni ma la waxee rek duggoo ci dara ci erreur xam naa loolu lépp loo dugg rek xool nga ko bu baax doo ci dugg loolu leer na ba en tout cas yàlla boo ci am dara loola betti wala loola metti en tout cas ñun lépp lu ñu mën rek pour jàppale la taxawu la dañ koy def ndax ku ko jar nga ñu lay remercier aussi ci fi ñu teg ñun personnellement ak yi aussi ak tamit ni nga xam ne noonu ngay taxawoo man ak samay morom wax dëgg yàlla nit nga koo xam ne daal ñàkk la wóorul ma lay gërëm nag di gërëm bu baax aussi sama mag jooju Mame Marie moom ñun këram lañ doon añee mu këram lañ doon añee bu diggam lañ doon sañsee muy sama mag boo xam ne dëgg-dëgg dama nga fàtte madame mu ngi fi di neex ceeb rek di neex ceeb ba tey di neex ceeb ak a pànk nag ma leen foon bu baax sama mag jooju may nuyu waa tamit ba ñaare miinu ma ko nag moom yi miinu ma ko waaye moom itam ma koy nuyu bu baax waaye daal man daal maa ngi sama mag jee daal moom laa gën a miin daal ma koy nuyu di nuyu nag ñëpp képp koo xam ne tamit yaa ngi xëy
foofu di des médias ndax sama ay frères ñoo fa nekk ak ay samay sœurs may nuyu bu baax nag Mamadou Ndiaye Dos ak ñeneen ak ñeneen ña fa nekk daal ku lim juum di gërëm tamit ak sant sama équipe bi sama doom jaa ngi nii moo tey micro bi moo tey caméra bi moom i tamit Jatu Ndiaye feggoo ak Abdourahmane ak i tamit of Mbay mënta ñàkk xam fu mu féete of ngi noonu tey moom dëgg-dëgg gis naa liggéey bu rëy bi nga def ma la ciy jaajëfal moom nag mooy dóorkat bu mag bi ci kër gi Mamadou Dia ma lay nuyu moom itamit ma nga noonu ci lumière yi Moussa Sène ma koy gërëm di ko sant ndax tey ci émission bi la nar a fanaan nag ma ko defee chaque semaine rek fanaan ci émission bi di monté ak ñoomin Sène may nuyu bu baax nag ak gërëm aussi waa production Joséphine Mboub Feggo ak sama rakk bopp Marie Gueye Dieng Mame Birame Diouf ci portrait bi face to face incha allah beneen dimanche jërëjëf